ñuy tënk bu njëkk mooy ci wàllu yoon xam ngeen ni Macky Sall dafa tëraloon pexe lem ci namoon mooy fexe ba ñun ci bërëb yu bëree bëri suñuy liste ñu neenal ko bi mu tëralee pexe yooyu lem ci njëkk a def mooy jëfandikoo ñenn ci waa administration territoriale muy préfet yi ak sous-préfet yi du ñëpp nag ñëpp nag waaye ñenn ci préfet yi ak sous-préfet yi ñenn ci préfet yi ak sous-préfet yi mu jaar ci ñooñu daal di def seeni njuuj njaaj fexe ba lenn ci suñuy liste ñu daal koy neenal bi loolu amee Déthié Fall ak ñi muy liggéeyal ci suñu commission électorale def ci liggéey bu mucc ayib daal di déposer ay recours suñuy avocat daj ci lu nekk nag ñu leen di jaajëfal ndax daj nañ ci lu bëri te laajuñu ci koppar lu ne ñu daj ko ci ba yàlla may ñu ci nii téeméer yi boo jël ci liste yi ñu xam ne neenaloon nañ ko juróom-ñaar fukk yi delloo nañ ñu ko loolu nag métti trop Macky Sall trop moom ak nguuram ñu def loo xam ne guléet mooy ñoom ñu daal di digal préfet yi ak sous-préfet yi ne leen dem leen cour suprême li nga xam ne cour d'appel yi def nañ ko ba ne liste yi nañ ko delloo seeni borom ba ñooñu mun a jàmmaarloo comme ñëpp ci élection yi loolu na ngeen dem cour suprême pour cour suprême neenal ko ci jamono jooju la ñu toll ñuy wax nag ni lii lu doy waar la parce que tey nguur tey état li ñuy wax état nga xam ne moom bokkul ci élection bi moom mooy ñëw di xëccoog opposition bi te état boobu li na ci gannaaw mooy Benno Bokk Yaakaar ak APR loolu kenn mosoo gis Sénégal ñi wax nag ni Cour suprême la ñuy xaar ci moom mooy li tubaab naan irrecevabilité mooy suñ la ñëwee 10 ab problème yow en tant que àttekat ci ñaari charte nga koy xoolee da ngay njëkk a xool ndax lii lu ma mën a àtte la est-ce que lu ma mën a nangu àtte la loolu la ñuy wax la forme ci tubaab bu dee mën nga koo nangu àtte parce que yoon wax na ko nga doog a xool nag li ci biir càmbar ko ñun dañu jàpp ni warul weesu étape boobu parce que cour suprême warul mun a àtte lii ndax ñi dem déposer ci cour suprême yelloowuñu pour def ko su dee Malick Gakou la ñu sàcc Ousmane Sonko mënul déposer plainte Malick Gakou rek moo mën a déposer plainte lii diggante commission yi doon jot plainte candidature yi la ak parti politique yi du diggante nguuru Sénégal ak parti politique yi loolu mooy benn ñaareel bi ñu ne dinañu wax tuuti ci li nga xam ne mooy solos élection yi loolu nag askan wi la ñuy waxal ndax li ñu bëgg a xamal askan wi mooy ñun ñiy toog fii yàlla mi ñu tiim xam na ni soxlawuñu dara ci politique dara bu doon loolu am nañ ko bu yàgg yomb nañu li gars yi di def ba ñu woo leen di leen jox ay milliards suñ ko defoon ñu jox ñu lu ëpp loolu kon loolu dugaluñu ci politique salaire politique sax soxlawuñu ko politique gii dañ ciy jaamu yàlla liy defar askan wi ndax bu baaxee suñu njaboot la baaxal bu baaxee Sénégal yëpp la baaxal amul ci waaso bi laa bokk amul ci xeet bi laa bokk amul ci diine gi laa bokk amul bu baaxee ñun ñëpp la baaxal loolu ñu tax a jug ci politique moo tax ñu ne bi ñu jógee ñun dañu ne dañoo jóg ngir yewwi askan wi parce que nag ku ñeme dëgg tuuti rek di nga nangu ni askan wi jaaxle na ba fu jaaxle yam foo laal mu métti waaye nag yàlla béy sa tool ñun li ñu mën rek la ñuy def waaye askan wi moo ñu war a jàppale askan wi moo war a gëstu boppam gëstuñu ñu nit ñu gën a am motivation ñu gën a am cawarte ci li ñu nekk ñun ñëpp ñu ànd yeewi réew mi loolu la ñuy ñaan askan wi moo tax ñu bëgg askan wi xam ni élection yi du élection gox goxaat ku leen ko wax daf leen nax élection yi du élection wu Ziguinchor wala Ndar wala Patte d'Oie wala Matam déedéet
élection yi weesu na loolu boo gisee Macky Sall mu jaral ko lii lépp mooy bàyyiwul de xalaatul bàyyi ndax li mu def xam na ko ak li mu digleek ay nit fii ci biir réew mi waaye surtout waa bitim réew ci li nga xam ne suñu alalu réew la moom xam na loolu moo tax su bëggoon bàyyi sax ñooñu ñoo koy njëkk ne doo bàyyi loolu mooy dëgg ci su defee pexe bi mu dëgër mu wëlbati ku xool beneen pexe moo tax ñu bëgg nit ñi xam ni liy solos élection bi dëgg mooy suñu suufu réew mi nga xam ne ñu ngi koy jaay te liñ ci xam dinañ ko wax de buñ ko waxee ngeen xam ni mar d'Italie suñu suufu réew si nga xam ne jaay nañ ko ba sénégalais léegi mu doon gan ci réew mi sénégalais nekk na ko sax ba tey ba fi mu toll nii te bu jugoon tey war a dem ci réew ñi ñu ko jaay ñu ne ko doo fi ñëw duñ la jox visa wala gaal goo dugg ñu du egsi gis ngeen li xew barki démb rek ñi dee ci géej gi ba pare ñëw suñu réew ñu tayle ko ñun ñu nangu ko liy solos élection bi mooy lii nga xam ne yàlla may nañu ko ci richesse ci koom-koom muy géej gi nga xam ne yàlla def na fi macha allah tabarkalla lu ne ci jën ak lu demee noonu te tey suñu mool yi mënuñu am géej ndax jaay nañu géej gi lii nga xam ne yàlla jox nañu ko ci yeneen xeetu koom-koom muy pétrole beeg gaz bi ak zircon beeg yeneen ak yeneen te Macky Sall signé ci yu doy waar ba ñu jaay ko yooyu yëpp na ngeen xam ne am na rapport ak élection locale bi moo tax tey Saint-Louis nga xam ne fa la gaz bi am seen bakkan lañ ci teg Kédougou nga xam ne fa la or bi nekk ak zone boobu yëpp seen bakkan lañ ci teg Casamance nga xam ne fa la bois bi nekk fa la zircon nekk fa la leneen seen bakkan lañ ci teg feneen ak feneen ci Sénégal Matam foo làmb ci Sénégal rek tey seen bakkan lañ ci teg kon ku foog ni da ngay dem wote pour ab maire kese ndax nga sa bopp de weesu na loolu point de départ la pour ñu récupérer suñu réew delloo ko waa réew mi wala ñu bàyyi Macky Sall ak ñi mu àndal continuer di def li ñuy def ku woteel benn maire Macky Sall xamal ni Macky Sall nga woteel ak ni mu yoree réew mi ak noo ko jege-jege ak nu mu nekk sa mbokk loolu dañu bëgg sénégalais xam ko ba tax nag ba ñu génnee ci élection 2019 bi waxoon nañu fii ci assemblée nationale yéen ñëpp xool ngeen vidéo bi ñu ne leen sénégalais yi dund gi dina métti de yéenewuñ ko kenn nag waaye ci jafe-jafe la ñuy dëkk premier jour mandat wu Macky Sall ba dernier jour mandat Macky Sall tey nag ñu wax leen ni tey la waalo di gën a aay nag waalo yi ñoom Khalifa Sall xam nga li tax ñu naan tey la waalo di gën a waalo gën a aay waaye tey la waalo di gën a aay wala tey la Casamance di gën a aay bala waalo yi li tax ma wax loolu mooy àdduna bi dafa bindoo noo xam ne ci crise mondiale la ñuy nekk boo xam ne day gën di métti pétrole bi nga xam ne mooy doxal lépp ci àdduna ma ngay yokk te day gën di yokku ñu ne li nga xam ne mooy tax ñu jëlee fii yóbbu fële te ñun réew la boo xam ne comme liggéeyuñu suñu réew pour inverser cycle économique bi ba am suñuy industrie am suñu agriculture bu dox ba mun a am suñu autosuffisance li ëpp ci la ñuy jëfandikoo day jóge ci bitim réew ñu ne la prix fret maritime bi daanaka yokku na ci anam goo xam ne defe naa mosuñu koo gis même ci jamono ay guerre mondiale ci loolu la ñu nekk moo tax lu doon jàll dërëm tey boo moytul téeméer lay jar nga boole ci nag crise sanitaire bi mooy feebar bi nga xam ne kenn amul solution ñàkku nañ def nañu lépp waaye dégg ñu ne Omicron ñëw na àdduna bi jaaxleeti na loolu mooy situation bi ci jamono jooju ñun ñu war a xeex ci lu delloo réew mi ci waa réew mi te Yewwi Askan Wi incarné ko ñu bëgg a nax nit ñi ci élection locale bi ba xeetu politique gu salte googu ñu doon def tout le temps mooy amuñu xalaat amuñu programme amuñu gis-gis waaye gannaaw gu ñu sàccee xaalisu réew mi ñëw di ko joxaat waa réew mi di leen jox ay 5000 ak 10 000 xool leen li xew fan yi nee nañu barki démb nee nañu 46 milliards la ñuy séddalee sénégalais yi famille yi nga xam ne amuñu doole ñu ne 588 ménages famille lañ koy jox waaw su dee famille bu nekk nu mu tuuti 8 personnes mi ngi ci juróom-ñetti nit a ngi ci te loolu la ANSD wax loolu day doon 977 000 francs 977 francs non 9777 francs matul 10 000 9777 francs la ñuy jox kenn ku ne bu ko defee ñu ne waaw Macky Sall xeetali ne askan wi nangam mu mel ni rek ab xar boo jël ngeen baal ma ci misaal bi tëj ko ci néeg ba mu xiif bay waaj a dee
nga yëkkati benn xottu banaana sot sànni ko bu ko defee mu kontaan ne ah waa ji de ku baax la jox na ma moom moo dugal askan wi ci guute gi mu nekk du 9000 francs wala 10 000 francs mooy xettali askan wi nga dellu si waat ñu ne retraités yi ñoom Habib Sy ñoom Khalifa Sall man sax war naa laaj sama retraite comme dañ maa dàq retraite anticipée parce que cotisé woon naa 15 ans non loolu il faut ma toppatoo ko fàtte woon naa boobu waaw ñu ne retraités yi léegi yokkal nañ leen 10% ci seen pension lépp ci élection bi de dama bëgg sénégalais yi xippi parce que yooyu daf fi yàgg am boo duggee ci àll bi fépp ñu ngi xolli tali yi naan dañuy defaraat tali xolli foo romb poussière kese la te doo gis goudron andi ay potolam tëral ne gars yi ñu ngi waaj a andi électrification bi tappale yooyu nga xam ne moom la ñu yàgg a def pour nax askan wi dañu bëgg askan wi yeewu ci yooyu te bañ ñetteel bi ñaari fan yu ne ñu ne ubbi nañu benn point nano crédit ci dëkk bi pour jox ndaw ñi ak jigéen ñi liggéey waaw emploi yi nga xam ne Macky Sall diggoon na ko askan wi keroog buñ ko du moy métti mois de mars ba pare dafa dajale ndaw ñëpp fële jam ñaajo daal di leen di promettre des milliers d'emplois à part 8500 enseignants yi mu jël ci anam yoo xam ne anam yu doy waar la defe naa yenn enseignants yi wax nañ ko daam boo ñu wax na ci keneen ak keneen recrutement clientéliste ak 6000 alkaati yi mu jël jàpp ni ñooñu mun nañoo fexe ba askan wi bis bu jógee ne doyal na ñooñu mun leen contenir lépp ci nax boppam rek ana emploi yi mu créé xaar ba élection jot nga naan ay point nano crédit ubbi nañ bu Ziguinchor ubbi nañ bu Matam te maa ngi wax ndaw ñi nag temps yëpp ñu ngi leen di woo di ñëw ne leen andi leen seen carte d'identité pour ñu financer leen defoon nañ ko 2019 woo leen ñu ne boobu doon nano crédit DER la woon ñu woo leen ngeen ñëw ñu ne dañ leen di jox moitié beneen moitié bi su Macky Sall gagné bi mu gagné ba léegi yéen a ngi souffrir benn ndaw amu fi liggéey jigéen ñaa ngi sonn ba fu sonn yem ngal la waaye askan wi dimbale leen ñu dimbale leen parce que ñun mënuñu dara sudul jàppale ngeen ñu ci loola. démb conseil des ministres ñu dégg ñu ne 8 milliards la ñuy jox daara yi waaw léegi nag tal nañu daara ñi ngi gëstu daara nee nañu 8 milliards la ñuy séddale daara yi waaye nag lenn xam naa ko amul kenn ku gën a yeewu sëriñu daara ci Sénégal ñooñu moom wóolu naa leen mun nga nax ñëpp ba mu des sëriñ daara ñu yeewu lañu te yàgg nañoo defal seen bopp gisuñu kenn ku leen jàppale moo tax ku yaakaar ne mun nga leen nax ak yu mel nii yow sa bopp ngay nax kon ci fan yi ji jot ñu jëm di ngeen gis ñi randal alalu réew mi yépp tax xamante nañu ñun ak ñoom ñi fi ëpp li ñu randal ci alalu réew mi ay fonctionnaires yoo xam ne tey ay milliardaires lañu di ngeen gis ñuy wër nag fu ne ñu dem fa nen ñooy jàppale tel candidat yor xaalis bu dul jeex di ko séddale dama bëgg a sénégalais yi su ngeen mënul faju bu baax tey su ngeen mënul lekk lu baax su ngeen mënul seen doom suñu mënul jàng bu baax su ngeen mënul am tali yu baax su dee courant bi ñëwul ndox bi ñëwul xaalis boobu ñu randal te mu waroon tabax hôpitaux yeeg écoles yeeg yooyu moom la ñuy dellu si waat comp ci as tuut di leen essayer ndax pour ngeen woteel leen ngal la waaye pour une fois mois de mars sénégalais yi wane nañ ni nous sommes un très grand peuple loolu nag la ñu war a yeggali féddali ko dans les urnes féddali ko ci vote bi foofu lañ ci toll. beneen poñ bi may daanelee nag wala beneen ñetteelu poñ bi mooy ni ko Déthié waxee am na plainte boo xam ne Samba Boy boobu ñu tuddee Djibril Ngom nga xam ne li mu def yoon da cee teg ay daan ba sànq bi ñu jokkoo ak avocat bi nee na suba la war a jot arrêt cour d'appel bi pour mën koo def citation directe pour que ci fan yu gaaw ñu woo ko fële ci tribunal Matam atte ko loolu mooy li ñu seq ak moom waaye ki nga xam ne nag mooy xalifam moo ko yónni loolu ba pare woo ko ci palais bi ci anam bu ñëpp gis ba ñëpp gis loo xam ne ñëpp njort nañ ni koppara ci ne loolu lu garaaw la ci réew mi kooku dafa xotti charte réew mi dafa xotti ormaw cër biñ ko jox ci réew mi muy président de la république ba pare dafa neenal li nga xam ne mooy suñu institution bi nga xam ne mooy président de la république
moo tax ñu ne ñun Yewwi Askan mënuñu koo bàyyi noonu la ñuy def nag mooy dinañu lancer pétition ñu ñaan Sénégalais yëpp nañu signer pétition boobu li tax ñu koy lancer mooy pour que ñu saisir Assemblée nationale d'une demande de mise en accusation parce que xam ngeen ni président de la République dañ koo jox arme boo xam ne nee nañ ko yow bokkoo kenn parce que lañ la sas ni mu toll moo tax bokkoo kenn ba tax doo bokk ak nit ñi fooy jaar wala sooy bokk ak nit ñi fooy jaar dañuy arrêté ñëpp yow nga jàll doo bokk ak nit ñi ñoo tukkee ba dañ lay utal sax avion booy dugg yow dong leneen ak leneen ñu jox ko sa njaboot sax dañ leen di jox sécurité yow xamoo lu ceeb di jar xamoo lu diwlin di jar xamoo lu courant di jar lépp dañ la koy fayal waaye nag dafa am lu mu àndal mooy na nga ormal place bi loolu nag lañ ko ne boo defoon ab jombe sax mënuñu la àtte ci tribunaux yi comme ni ñuy àttee Malick Gakou wala Ousmane Sonko wala keneen dafa am yoon boo xam ne yoon bu spécial la bu ñu lay àttee mu li ñuy tuddee haute cour de justice ñaareel bi mooy mënuñu la àtte lu dul da ngaa def haute trahison nu ma koy waxee ci wolof mooy da ngaa wor gu rëy haute trahison nag yoon tekkiwul définiru ko waxul lan la lu ne mun na cee dugg mais soo demee Tchad dañ la naan bu président violé serment mooy biñ koy fal dafa taxaw waat ne man waat naa ni charte réew mi muy constitution muy loi yi dinaa ko sàmmanteeg moom donc su dee sàmmantewul ak charte yooyu boo demee fu mel ni Tchad dañ ne loolu haute trahison la te loolu moo fi am kon ñu ne dinañ ñaan sénégalais ñu signé charte boobu gannaaw bu ñu ko signé nag pétition bi du moins bu ñu ko signé ba dajale ko dinañ ko def en ligne waaye dinañu am suñuy ndaw yuy wër yor ko dem fépp ci gare routière yi ci marché yi fu ne ñu signé ko bu ñu ko signé ba noppi dinañ saisir assemblée nationale ne leen Macky Sall dafa def haute trahison dañu bëgg ngeen def une procédure de mise en accusation fa may daanelee nag mooy ñàkk yemale ak ñàkk tollale bi am ci dëkk bi il faut mu jeex gis ngeen kaawu Kilifeu gannaaw bañ ko piégé parce que dossier bi poursuite sax waru ci yoon am yónni ay nit ñu yor ay caméra di enregistrer ay nit loo xam ne ci biir oto ci biir néeg et cetera waaye ñu piégé ko ba jàpp ko ba tey ñu ngi koy teg lu méttee métti moom ak njabootam li gën a yéeme mooy ki nga xam ne mooy ndeyu mbill gi ndax ñoom ñaar ñoo bokk li ñu leen doon toppee moo wax ni kooku ñetti mbir lañ ko doon toppee Kilifeu benn bu njëkk dañ koo jàpp ci kër jàmbur mu doon sàcc ñu yóbbu ko tëj ko ñoom ñu jaar foofu dem ne ko boo ñu joxee lu ñu mun a jàppee Kilifeu ak Simon ak waa Y'en a marre ñu bala mu génne ay enregistrement yoo xam ne moom la ñu toppee ñoom Kilifeu déposé plainte muy ñaareel bu nga xam ne parce que loolu moo gën a garaw collecte ak publication de données à caractère personnel soo demee ci loi bi ko régir moo gën a garaaw foofu parce que minimum 10 ans d'emprisonnement la loolu crime la muy ñaareel bi ñu ko toppee ñetteel bi muy ñu ngi koy toppee nag li ñu toppee Kilifeu ne ñoom dañ doon ñu jàcc ay passeport kooku nga mun koo bàyyi mu génn dem tànk toog ak njabootam Kilifeu nga continuer ko téye ci kaso bi est-ce que loolu jaadu na loolu mooy li ñuy wax toujours sénégalais yi su ñuy woote jàmm ñun nitu jàmm lañu mais lii bokk na ci lii yokk fitna ci réew parce que koo fi jàpp di ko toroxal dafa am fu mu bokk am ay am di jàmm am ay xarit te ñooñu du leen neex nga jël yow say nit làq leen ñi doon trafiquer ay faux billets ñu jàpp leen flagrant délit nga bàyyi leen ñu dem ñi nga xam ne corps de contrôle yi jàpp nañ leen ñu détourné ay milliards nga bàyyi leen ñu dem ba pare jàpp ay nit parce que d'accord ñoo ak yow rek ku ci faqasalu sax nga jël dugal ci kaso bi loolu du yoon te ñu ngi woo Sénégalais yëpp ñu mobiliser wu le 10 prochain mobilisation exceptionnelle pour dénoncer injustice yooyu nga xam ne ñu ngi koy jaaral ci li nga xam ne moo waroon yemale ñëpp muy justice ñu ngi leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum di wax nag ni fàtte woon naa ko wax ci version française bi suñu mbokk pur yii gannaaw li amoon Tambacounda yéen ñëpp ngeen gis ko te loolu sorewul wala wutewul ak li xew ci kaawu Barthélémy Dias fii kenn du fi nangu ay nit song la yor ay gànnaay nga jox leen sa bopp ñu rey leen ñu rey la nga dem toog yow rek kay ñàkk ak sa njaboot
boo défendre ci sa bopp nag bu doon li gaañu wala li faatu si yow la jóge ñu suul dossier bi ñun assassiné nañ suñuy militant ba léegi kenn waxu ci waaye bu dee si ñeneen la jóge ñu jàpp la ne dañuy tëj tey ñu ngi jàpp nit militant wu PUR tëj ko 15 ans bi mu ne day def appel ñu ne nañu corser dossier bi daal di demander perpétuité mooy menaces yooyu ñuy def ci nit ñi boo defee appel ñu corser dossier bi yooyu bokk na ci injustice yi am ci réew mi te il faut ñu dénoncer ko il faut ñu wax ko te Yewwi Askan Wi dootu ko nangu Yewwi Askan Wi dootul nangu leader de l'opposition war a nekk nag fu mu nekk ci dëkk bi di gëstu fu mu nekk ci dëkk bi di tiit loolu jeex na duñu ay délinquants duñu ay criminels comploté wuñu mais on est des citoyens et nous avons le droit de dire que nous nous opposons parce que constitution moo ñu ko may. ma wax ci RTS parce que dañoo wax léegi bu CNRA ma wax ko ci RTS sénégalais ñoo ko moom xam ngeen ñi fi nekk yépp média privé ngeen waaye nu ngeen nekk média privé charte bi leen engagé bi leen jox yéen habilitation pour ngeen mën a exercer dafa ne nii ak nii ak nii ngeen war a defee bokk na ci da ngeen war a tolloole sénégalais yépp informer juste et vrai moo tax ngeen nekk fii donte am na ñoo xam ne ci yéen ñi moom seeni organe de presse peut-être nguur gi la ñu gën a jege peut-être que opposition la ñu gën a jege waaye ñi ngi fii tey parce que information la waaye RTS anamu fi new fi te li RTS di am jóge ci ñun moo ëpp fuuf parce que am ngeen subvention peut-être mais lu tuuti la li ci des yéenay débrouiller mais RTS 100% de son budget ñun ñoo ko koy jox suñu impôt la ba pare mu lànk ne du couvrir activité opposition te mun a xëy suba ba guddi am Macky Sall andi Macky Sall loolu ngeen fa ne yoon la te charte réew mi ne ko da nga war a moom lañ ko gën a imposer que médias privés yi sax la pluralité dans l'accès aux médias publics loolu principe la de droit du ngeen gis Ousmane Sonko wala Malick Gakou wala Khalifa Sall à la RTS lu dul ñu ne campagne électorale jot na loolu est-ce que yoon la kon loolu il faut mu jeex il faut que ñu ubbi RTS am na émission bu tudd pluriel defe naa boobu yoon la chaque 15 jours ñu invité ci opposition comme ni ñu fi invité pour pouvoir bi ñaareel bi mooy CNRA nga xam ne ñoom it dañoo féete ñëpp xam nañ ko balaa ñuy mën a dénoncer rek mu concerner opposition bi waaye CNRA nee nañu ñi nga xam ne journaliste lañu te engagé wu politiquement ba ñenn ñi sax nekk ci candidat amatuñu sañ-sañu dem taxaw ci seeni organe de presse wax ak sénégalais waaw RTS ki ko jiite moom lan la du candidat la pour nekk maire ba pare war a jiite RTS est-ce que kooku mun nañu tolloo la ñun ñëpp kon kooku dañ ko war a démissionner dañ ko war a teggi foofu mu nekk noonu teg fa quelqu'un de neutre comme niñ ko réclamé ci Sénat nga xam ne ñi fa nekk ñoo fa nekk 2012 ba léegi te mosuñoo organiser élection correctement retraité nañu d'abord en tant que fonctionnaire waaye seen mandat jeex na depuis mai 2011 ngeen foo ne ñooñu dinañu def lu naqari Macky Sall kon loolu mooy poñ bu mujj bi ñu bëggoon wax ñu ngi leen di gërëm leen sant